yenn kaay yi la ñu xëyee Chérif dañu koy dooree ak l'observateur wàllu njàng mi ak njàngale mi ni mu tàggateem bi ci la ñëwaat bis bu dakkaloon grève boo tàmbali sax beneen jafe-jafe bi mooy liñ ñàkk naka lañ koy dabaloo ndax lu toll kon ci ñetti téeméeri heure daanaka perte nañ ko muy loo xamante ni journal bi daal dina ci ñëwaat et puis tamit risques yi nga xamante ni programme bi dañ koy yokk ak élèves yi tey sax gis nga ko ñun rawatina ñi nekk ci classe d'examen yi ñoom élèves yi nag tey dinañ génn ci mbeddu Dakar yi ngir wax jàngalekat ya gouvernement bi ñu déggoo su ko defee ñu mën a jàngiwaat journal bi daal di ñëwaat tamit ak entretien koo xamante tamit légende la ci wàllu football Omar Gueye Sène kenn du ko fàtte ci équipe nationale bu Sénégal barki démb mi ngi fi woon gis nga ko ñëw na la ci qualité technique hors norme yoo xamante ni kon moom mi ngi koy fàttali ko moom kàngam bi ci wàllu football gis nga ko daanaka polyvalent la woon libéro milieu récupérateur relayeur avant-centre gis nga ko moom daanaka poste bu nekk moom Omar Gueye Sène mii daal dina koy laal ba tax na kon nee na bu mënoon delluwaat gone comme ni ko Youssou Ndour doon waxee gis nga ba maasee ak ñoom Sadio Mané jamono dina fi toj moom Omar Gueye moo waxee lii gis nga ko am na ay seede yoo xam tamit gis nga ko Luis Fernandez ak Abdoulaye Diaw tamit ñëw nañ ko jagleel ko ki nga xamante ni kon moom mooy Omar Gueye Sène lii tamit ñi ngi ko doon wax gis nga ko mooy building administratif Mamadou Dia bi mu fi tàkkee jëppet nag rapport bi génn na ci wàllu incendie bi daal li mu wax mooy rapport bi kon daal dina rek setal deru ñii di waa Bamba Ndiaye SA di société bi nga xamante ni ñoom ñoo ko doon tabax wante nag facture bi sale na ndax ay milliards yokkaat nañ ko ci ngir rek daal di defaraat boobee building bi sukkandikoo ci Abdou Latif Coulibaly nekk secrétaire général bu gouvernement bu Sénégal journal bi tamit gis nga ko ñëw na rek ci mbiram jamono gi ni mel voilà mbiram feem Béthio mooy xeetu série yi nga xamante ni journal bi def na ci gëstu bu am solo soxal na genre ci jaawo yi enquête ñu daal di ñëwaat rek ci relation yu ambigu yoo xamante daal doy na waat diggante Ablaye Wade ak ki nga xamante mooy président Macky Sall ñëw kon ci gis nga ko dafa mel ni daal diggante bi Ablaye Macky Sall moo ciy dogal daal loolu la tax mooy maître du jeu journal bi ñëw ak chronique bi nga xamante tamit gis nga Ablaye Wade ak jafe-jafe yi mu amoon ba ci sax gis nga ko jeu électoral bi Karim Wade naka la ciy dellusiwaatee muy laaj boo xamante ni journal enquête daal dina koy laaj waa PDS ba léegi am jafe-jafe ak ñi nga xamante ne majorité bi rawatina ca Pikine gis nga ko Cheikh Dieng nii moom mi jàppoon ni mooy nekk maire fraude lañ jàppee ni rek waa benn Bokk Yaakaar doon ko def ci élection locale yooyu et puis Pape Mamadou Bitèye mi nga xamante ni kon delluwaat na ginnaaw ca recours ba mu déposé woon ci conseil départemental bu Kaolack. Le Quotidien. mi ngi ko tuddee ma nomination poste premier ministre ba léegi ñi ngi xaar les cas bloquants la ko tuddee au lieu de cas bloquants muy loo xamante ne journal bi ñëwaat na ci rek lan moo tax kon président Macky Sall ba léegi jëlagul dogal daal di nommé premier ministre bu bees ab laaj la bu journal bi daal di samp et puis tamit gis nga ko jëm rek ci li nga xamante ni mooy personnel enseignant yi indemnité yi daal mooy jafe-jafe bi ak seen yu xonk journal bi ñëwaat na ci taxi bokko yi dafa mel daal ba léegi ñoom it impact terre bi tax na gars yi bokkatu ni daan demee di voyage yi bokk ci taxi yi bi tey ngi nii ci conseil départemental bi et puis reportage bu journal bi daal di def jagleel ko centre culturel yu bees yi waa bitim réew dafa mel ni ñu ngi fi gis nga barki démb waa Turquie daloo nañ fi benn centre culturel bu bees. aywa Le Soleil. baie de Hann jëm kon ci dépollution bi ak espoir maanaam yaakaar gi nga xam ne am nañ ko ci boobee bee gis nga ko ni mu salté te jàpp nañ ni bu rafet buñ ko defaroon ba mu set bokk na ci bee yi gën a rafet ci monde bi ba ci sax fële nga xamante ne kon mooy ca Copacabana ci Brésil ba tax na journal bi def ci gëstu et puis jaay këriñ ci jamonoy sedd bi dafa mel ni gis nga ko rek moom it tàngooy seddaay bi tax na jaay këriñ moom mi ngi dox fii ci Sénégal. Libé. lu toll kon ci junni ak ñaar téeméer ak ñeent fukk ci ay kilogramme chanvre indien di ay sinébar la jàpp ci benn camion malien ca Kédougou loolu nag waa douane ñoo def liggéey bu am solo boobu camion bi mi ngi woon jëm si fii ci Dakar wante gars yi doon koo làqoon ca biir gis nga ko lu toll kon ci 414 kilogrammes yoo xam ne tamit interpellé nañ ko ca Joal mu mel ni kon waa douane ñi ngi def liggéey rax ci dolli ay médicaments yoo xam ne jàpp nañ ko également ca yaraax loolu journal bi daal di ñëwaat et puis tamit gis nga ko expert auto ñu ngi doon jaay fii auto ci Ngor dafa mel ni liquidé nañ ko ndax jafe-jafe yi nga xamante ni kon cessation de paiement la Sonacos tamit boo sàggunul looloo koy yot ba tax na kon gis nga au bord du précipice la ko journal bi daal di tuddee. La Tribune. ba léegi rek hésitation choix premier ministre lan moo tax kon président Macky Sall nekk ci xalaat beeg ba léegi daal dogalagut kan lay nommé premier ministre résultat élection locale yi buñ sukkandikoo ci journal bi am ni te njeexital wante tam am na ñoo xamante ne nderteelu nañ ci yooyu élection wante ñu ngi ci short liste président xëy na loolu nag ab laaj la bu journal bi daal di sampab laaj et puis tamit ñëw ba léegi ci organisation élection législative yeeg irrégularité yi journal bi daal di ci ñëwaat et puis booy Guinée juróom-benn weer yoo xamante daf koy tëdd kaso bu fekkente ne gis nga ko diggante Ablaye Wade ak Macky Sall bu rattaxee 138 milliards yi ñu daanoon Karim Wade fan lay mujj. atia rapidement Chérif ci pàcc bu njëkk bi. ñëw rek kon ci li nga xamante ni moom mooy Walf ak tamit Benno Bokk Yaakaar Yewwi Askan Wi ci élection législative yi clé victoire bi le journal bi daal di ñëwaat et puis Boulaye Dia avant centre bu équipe nationale bu Sénégal moom it il se raccorde journal bi booy ji nañu daan ko juróom-benn weer ginnaaw kon bi mu defee évasion lii nag di yokkute gi jëm ko ci dund bi mel ni restauratrice yeeg ñëpp ñoo xam ne ñu ngi ci gargotière yi ñoom ñoo ko gën a yëg
les échos ci circulation routière en banlieue dafa mel ni waa police daal ba léegi dañuy défier autorité de l'État parce que du ku nekk moo war a taxaw ci tali di dogaale ay oto ngir contrôler leen ba tax na kon agent yi nga xamante ni doonoo yor ay képp yu weex ñoom ñu leen xam ne ñoom ñoo nekk ci circulation mais am na ci ñoo xamante ni kon seen mbaxane dafa ñuul dafa bleu plutôt ñoom gis nga ko dañ leen a interdire ñuy arrêté oto parce que des fois nga gis ay gémi yoo xamante ni dañ taxaw ci tali di arrêté te lu waroon koo def agent circulation ñoo ko war a def et puis Youssou ki nga xamante ni kon moom mooy président Macky Sall bi mu dajeek artistes yi mi ngi leen doon wax rawatina artistes africains yi mi ngi leen doon jox ay xalaat kii digal jëm rek ci ni ñu war a taxawee critique yi ni critiqué kilifa yi rawatina élite yeeg tamit ñoom it seen wàllu taxawaay jëm ci li nga xamante ni mooy jëmale Afrique kanam ba ci système des Nations Unies jàpp na ni war nañ koo xoolaat ngir ak Afrique am ci taxawaay. Laas ak Matlaboul Fawzayni ca Touba mel ni kon hôpital sous perfusion la ko dundee la jafe-jafe yamu jànkoonteeg buñ sukkandikoo ci journal bi. bés bi le jour jëm ci parrainage caution élection yi ak tam ministre de l'intérieur suba incha allah war naa daje sax ak ñi nga xamante ni mooy acteurs yi. ba tax na kon filtre la ko tuddee l'arme du filtre buñ sukkandikoo ba léegi ci journal bi. Vox Populi ak bi tey mi nga xamante ni gis nga capitulé na kon teg na ngànnaay suuf ndax def na woon day yóbbu waa ñi nga xamante ni mooy ànd nawle ca yoon su ko defee ñu daal di annuler vote ba ca kaw la wante xam na ni gagné noonu kon ndax mbiri xajjam doon wax ak yu ni mel kon taxawut ba tax na kon bi tey félicité na ki nga xamante ni mooy Bengelloune loolu nag wute na ak lan nemmeeku ca Pikine gis nga ko Erdogan démb delloo na ndukkal soldat bi nga xamante ni moo ñàkkoon bakkanam fii ci Dakar nekkoon garde corps am et puis Macky Sall ak les artistes ñi ngi ci xëtu yéenekaay yi dinañ ko doon waxee sànq ak conclusion bi nga xamante ni jëm na ci rapport bi incendie bi amoon ci building administratif kon Bamba Ndiaye stade di société ba daal dañ ko innocenté buñ su ko dëggal journal bi lii na gis nga ko am maire la maire Yewwi Askan Wi la ma nga ca dëkk bu naan Njëbel moom nag yóbbu nañ ko Ndungu Siin dafa mel ni kon ci wàllu rek luubal moo tax ñu daal di ko yóbbu kaso bi tey daal dinay dellu ginnaaw ca la mu waxoon. Le Témoin quotidien. Saakaru Lion yi inauguration stade Abdoulaye Wade mel ni kon Macky Sall am na xar-xanam bu bees boo xamante ni est-ce que mën naa tax mu jubale ko ak ndaw ñi maanaam la jeunesse loolu nag am na ay borom xam-xam yu ci wax gis nga ko muy Abdou Khadre Sonko di sociologue jëm ci Saybani Sougou ak tamit ki nga xamante ne mooy benn ndaw boo xam ni ngi ci opposition bi nee na moom ay jamono avant sax musul bëgg a gis Macky Sall wante léegi na xëy na baal na ko ba kon président mi ngi jéem a charmer la jeunesse. Sud Quotidien ak Ngouda Mboup mi li maanaam li doon wax ca ba léegi ñi ngi xaar rek ci nomination poste premier ministre ak constitution bi révision bi ci am mais ba léegi amul jooyanti kon ci li nga xamante ni mooy article nan koy dugalaatee ci boobu constitution kii di Ngouda Mboup jàpp nañ loolu du yoon. aywa record ak capitaine bu équipe nationale bu Sénégal Kalidou Koulibaly tey jii nag maillot bu Napoli la daal di sol gis nga ko ñoom ak ñi nga xamante ni ñooy waa FC Barcelone ñoo war a dajewaat ci match retour tey jii kon Napoli mooy recevoir ndax aller ba dañoo match ñu doon 1-1 mu mel ni kon moom mii di Koulibaly tey war naa jàkkaarloog beneen africain di Aubameyang bi nga xamante ni gis nga ko commencé na dem Barcelone di fa am xar-xanam bu bees kii tamit Mambala ak tamit nga xam mooy Bamba Dieng gis nga ko moom dafa mel ni waa Marseille tamit ñi ngi ci boobee 16e de finale Sadio Mané démb dugal na ñaari bi daal di effacé Didier Drogba ci ay palmarès jëm kon ci Premier League. aywa stade. beneen sénégalais bu nekk ci Premier League di Edouard Mendy meilleur gardien du monde gis nga ko moom it gis nga clean sheet moom daanaka moo ci mën ñëpp maanaam mën naa taxaw ci camp yi bal du ko romb. très bien. Sadio Mané ngi ni moom it gis nga ko dépassé ne Didier Drogba. aywa waaw ak sunu lamb gaa yaa ngi ci biir sunu lamb mel ni kon jëm rek ci 13 wala 27 mars ba ci 3 avril 2022 ñetti data ngi ni yoo xamante ni kon dans l'arène Ama Modou Lo xëy na nag gis nga ko le 13 bataille royale le 27 ñu ki nga xamante mooy Eumeu Sène ak B52 di Bombardier ñoo war a daje et puis tamit remake Ama Neex ak Lac Rose 10 ans après loolu le journal bi sunu lamb daal di wax. jërëjëf Chérif ci yéenekaay la ñu xëyee ci kanam ñaareelu pàcc bi duñ ko gën a yaatal Malick Thiandoum ñu ñëw wax ci actu commenté bi yaakaar naa quotidien yu bëri ñëw nañ ci ku ci mel ni le quotidien muy nag lu jëm ci gouvernement ak Elimane Diouring bu bees bi ñëpp di xaar dafa mel ni mbir yëpp Malick dafa xaw a yeex. waaw xaw na tàggatémbe ndax ñaari weer mi ngi nii ñuy xaar poste premier ministre bi ndax bu ñu fàtte ni le 10 décembre ci la assemblée nationale daje woon daal di ci sàkkuteefu président de la république dellu soit poste premier ministre ñaari weer nag ñu toog di ko xaar date bu nekk avancé nañ ko fii ni premier ministre bi dina nekk am na sax conseil des ministres bu nga xam ne woon dañ ni président nee na gaa ñi defar leen bagages yi ndax bii di ñëw dina fekk ñu changer gouvernement bi date bi ñu njëkkoon joxe mooy le 9 février mujjul antu le 13 ak le 15 février ñu waxaat ni bu président jógee ci 35e sommet de l'UA bi dinañu amalaat dina taxawal premier ministre bi ba léegi ñuy xaar lan moo waral tàggatémbe gi nag am nañu xalaat ni
élection locale yi ak njeexital ba mu am joué na ci. am nañu xalaat ni agenda président bi dafa xaw a chargé jamono yi ba tax mu koy xaw a retardé am na ñeneen ñu xalaat ni jamono ji ak gaynde yi kii bi ñu Coupe d'Afrique bi ñu gañee ak coow la ca topp ak inauguration stade bi yooyu yëpp joué na ci mais lu ci munti am rek mooy fi mu nekk nii stress bi mi ngi yéeg kenn ku ci nekk ci ministre yi sa fit toogatul xamaguloo fan nga jëm parce que léttaguñ la fireeguñ la mais nag loolu rek day wane ni Macky moom kenn paaka la kenn du ko jiitu ci mbaram. li mu war a def xam na ko kañ la ko war a def moom rek moom moo ko xam kan la war a nommer moom rek moo ko war a xam moo tax entourage président fi mu ne nii kenn ñi may tutee wax date kenn ñi may tutee joxe tur donte ay tur mi ngi doon génn wax nañ fi Aminata Niane APIX conseillère à la BAD wax nañ fi Amadou Ba retour de grâce wax nañ fi Amadou Hott mais ba léegi daal kenn xamagul kan la ñuy samp premier ministre mais li wér te wóor moo di ni fi mu nekk nii luy jot na ginnaaw dee. Très bien Chérif. oui ñu ngi xaar parce que dafa jot bu fekkante ni comme dañoo gaawtu woon ci assemblée nationale dañu xëy président ci boppam moo fi jële woon poste premier ministre bi. ñu xëy mu delloo si waat ko ci anam yu gaaw assemblée nationale gis nga doon ko paraxee def ko kon procédure d'urgence donc 2 mois après wala plus ñi ngi xaar ba léegi gis nga ko borom xam-xam mi ci wàllu constitution. li ñu jàpp mooy déjà constitution bi dañ ko war a xoolaat li ñu koy xoolaat mooy article yi nga xam ne génne woon nañ ko ci avant président di ko supprimer en avril 2019 ñu delloowaat ko nga xam ne tey ku xool constitution Sénégal di ci gisaat tey poste premier ministre comme ni ñu ko dindee woon loolu déjà amagul moo tax gis nga nguudam boobu mi ngi koy wax ci journal bi di Sud Quotidien. beneen bi moom mooy tamit président c'est vrai que am na agenda mais ay institution Sénégal lan moo tax ñu naw ko ci ay institution la te quel que soit alpha même si des fois mën na am ay soubresauts institution yi dëgër na quel que soit son agenda na ñuy respecter li nga xamante ni moom la loi bi wax ci wàllu parce que moom mooy le gardien de la constitution comme moom lañ ko jóg moom mooy premier Sénégalais bi koy aar warta def loo xamante ni day fragiliser les institutions moo tax kon calcul politique yeeg manœuvre yeeg équipe nationale ak yooyu ça n'a rien à voir ak la marche du pays la marche des institutions donc il faut qu'il donne l'exemple en normal li nga xamante ne mooy premier poste premier ministre parce que déjà bi mu ko fi jëlee ñëpp waxoon nañ ko ni njuumte la et il s'est rendu compte de son erreur indiwaat ko maintenant nag comme ni ñu wax bon des fois bu ñu nommé premier ministre gars yi da naan ministre yi dañuy tiit man jàpp ma ni ay tiit parce que ministre déjà poste ministre du fait en soi ñi fa nekk ay nawaleem la comme moom ànd ak moom di xeex je pense que amul leen loo xam ne lu den war a tiit ñeneen ñi tamit am nañ métier je pense que kuñ ci namul premier ministre mën nga dem defi leneen mais li ci am solo ba am solo mooy réew mi comme waroon koo rek tagga témbel ci la parce que am na leneen loo fi déggaat ñoo xamante ne gis nga Serigne Mbacké Ndiaye wax na ko fii naan diggante fii ak élection législative yi gisul pertinence su ñi nga xamante ne ñu nommé waat fii un chef du gouvernement je pense que du loolu parce que buñ ko fi nommé premier ministre xam na ni même après les législatives gouvernement bi dañ koy tasaat mais yoon moo doxee noonu légitimité ñi nga xamante ni ñàkk nan je pense que waroon fay xaar sax di naan dañ leen dina mat premier parce que politique c'est ça aussi bu fekkante ni jël nga risque dem ci ay élection ñu gagné la waroo fi nekkaat sax di prétendre naan da nga dirige waat da ngay dem keneen ñëwaat parce que looloo tax li am solo mooy parce que y a des urgences qui sont là l'éducation bi nii xale yaa ngi nii nar a génn tey ci mbedd mi santé bi tey syndicat yi am na ñoo xamante ni war nañoo démarrer li nga xamante ni mooy vaccination yi jëm ci wàllu poliomyélite nee nañ dañ koy boycotter ak yeneen yoo xamante ni kon bon les urgences sont là qui attendent le nouveau gouvernement bi nga xamante ni premier ministre xëy na bu ñëwee mënut a régler les problèmes yëpp mais dinañ am au moins un interlocuteur muy les partenaires sociaux qu'on appelle les syndicats ak jafe-jafe su ko defee Sénégal mën a avancer ñu passer à autre chose parce que éternellement mënuñoo nekk ci ay politique. Très bien merci beaucoup Chérif ak Malick Thiandoum daanaka 7 heures jot na ñu jàll ci leneen mbokk yi muy un jour au Sénégal un jour dans le monde.